ci wàllu wér-gu-yaram délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec daañu ko waxtaane politique ñeel candidature yi nga xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi fësal sa bopp bokk na ci coalition yi nga xamante ne kenn ku ci nekk it demoon nga ci élection législative yi ak circulaire bi génn ci parti démocratique bu Sénégal waaye candidature yi nga xam ne tukkee na ci njiitu coalition gëm sa bopp di Bougane Gueye tukkee également ci ki nga xam ne moo jiite Pastef les patriotes Ousmane Sonko Malick Gakou bu grand parti bu parti démocratique bu Sénégal ak yeneen yoo xam ne daañu ko waxtaane fii nga xam ne tey mooy Ndoumbelane ak sunu ay gan yu ñu bokkal plateau fas yéene waxtaan ak ñoom lépp loo xam ne ñeel na actualité bokk na ci Serigne Bara Ndiaye ñu dalal ko sur le plateau nuyu la bu baax a baax Serigne Bara. maa ngi lay nuyu soxna Faty Abdou di nuyu mbokk yi ñu bokkal plateau bi yëpp sëñ Bara sama turandoo sëñ Cheikh Omar Talla ak sama Serigne Saliou ak sëñ Omar Faye ak sëñ John mi ma dendal ak Sojef maa ngi nuyu daal ñëpp ñu bokkal plateau bi di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew. jaajëfal nañ la bu baax a baax ñu am fi également Lamine Bara Gaye moo jiite SNEIPS nekk it membre ci coalition Benno Bokk Yaakaar Lamine Bara nuyu nañ la daal sur le plateau. bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan ci Sen TV ci Sénégal ak ci bitim réew di jagleel nuyoo suñu ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyat ci ministère de la santé et de l'action sociale nga xam ne madame le ministre Marie Khemesse Ngom Ndiaye moo ko jiite di jottali nuyoo ñëpp ñuy liggéey ci ministère bi ak service bi def tamit yàlla def ma jiite ko MOPS di jottali également nuyoo comme c'est un plateau politique aussi toute la coalition Benno Bokk Yaakaar la grande coalition di jagleel nuyoo tamit suma waa département Mbacké suma commune de Mbacké de ci boole tamit Bara Gaye adjoint au maire de Mbacké. alors jaajëfal nañu la Lamine Bara Gaye di nuyu tamit suma waa dëkku Taïba Cekkeen alors di nuyu ñi ma bokkat plateau bi ma daanele foofu particulièrement mention spéciale à mon ami Serigne Saliou cher ami Omar ak mon frère ñoo bokk kër gu ñu jógee Dia alal mon cher ami et frère merci. jaajëfal nañu la bu baax a baax Lamine Bara Gaye ñu am fi également Mamadou John Abdoulaye John moom moo jiite collectif pour la sauvegarde ak l'intérêt de l'hôpital Aristide Le Dantec maanaam les travailleurs nuyu nañu la monsieur John daal sur le plateau. lay fay soxna si di ziar ñëpp nag di ñu jiital ci nuyoo bi tout le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyoo di nuyu sama ñi ñu bokkal naataango yi ñu bokkal plateau bi yëpp di nuyu sama sëriñ Bara sëñ Omar ñoom ñëpp sëñ Moussa sëñ Saliou sëñ Bara comme ni mu ko waxee rek ñoo bokk kër gi daal waaw ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp tamit. Omar Faye bonsoir. namoon nañu la. l'ami de Serigne Saliou. naka waa ñu ngi ziar bu baax. alhamdulilah. di ziar ñi seetaan ajuma ju jot ci waxtu bi ci Ndoumbelane di nuyu sëñ Bara Ndiaye mi nga xamante ne suma dëkkandoo la suma xarit la en dehors de li original ci liggéeyam mooy ndongo daara bi di wax ki jàng tubaab ki jàng anglais ki jàng allemand wala ku nekk di rafetlu li nga xamante ni moom lay wax loolu am na solo te ci biir mbir mi tamit bul fàtte ne am na xale yoo xamante ne moom mii bokk na si ñi leen di ëlbatiwaat di def lu nga loo xamante ni du noonu mu jël leen di leen transformé ñu jàng alxuraan di jàng xasida Sëñ Tuubaa xale yu bëri tey si Tëngéej ñu ngi leen di éduquer moom mi ngi koy def foofu te loolu am na solo te yooyu dafay nekk ay nit yoo xamante ni en dehors de lu muy def il faut nga koy xamal nit ñi te loolu lay jëfe fi nga xamante ni mooy Tëngéej am na xale yoo xamante ni yaakaar nañu ne c'est fini leur vie tey mooy di récupérer n'est-ce pas di leen jàngal alxuraan di leen defaraat loolu daal ñu la ci sant di la gërëm di ñaan suñu borom ci barke Sëñ Tuubaa suñu borom nooy la si ndam bi nga xamante ni moom nga si ut di nuyu suñu syndicaliste Ndione maa ngi leen nuyu di nuyu suma chroniqueur yëpp maa ngi leen di nuyu sëñ Bara di rafetlu aussi si teewaay ndax saa su ne bu ñu amee débat bu ñu la oowee nga ñëw bokk ak ñi nga xamante nii ne ñooy fayeeku millions yi ñoo yor karkaat yi ñoo yor këru rafet yi ñoo yor logement de fonction yi nga xamante ni ñoom ñoo war a gën a rafetlu parfois yenn émissions yi ñëw toog di wax mais yow chaque fois bu ñu la oowee di nga ñëw loolu ñu ngi koy rafetlu te yaakaar naa ne bu ñëpp defee comme yow
comme peut-être di ngeen am 90 députés wala 100 députés. d'accord donc vraiment maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan aussi ne di wax ci banques yi les banques yi ñii dañ fay toog suba ba ngoon mënuñu dem toilette ci ay mag xam nga loolu ñaaw na au moins une banque war na mën a am ay gaanuwaay yoo xamante ni buñ ñu soxlee war nañ fa mën a dem mais doo fa gis kenn koo xamante ni ne boo fa duggee di nga am toilette loolu ñaaw na trop te ñëpp ñu ngi koy mettitlu ma bëgg nag banques yi loolu ñu jël si ay dispositions xaw ma fan lañ koy defee mais ci biir banque yi ñu am ko xamante ni bu bëggee dugg toilette ñu am fu mu mënee dem si toilette yi loolu daal ñu ñaan ak li am crédit agricole CNCA ça ne fait même pas quelques jours président recevoir le conseil d'administration et le directeur 34 milliards lañ fa dugal tey ñu ngi ni on parle de détournement à coût de millions te ki détourné c'est lui qui est chargé des relations avec les institutions et des projets de l'État yooyu dafa ñaaw mën nañu aussi chaque fois qu'on parle de scandale à milliards dans ce pays bu ñu jógee ubbi enquête après tëjal enquête bi mu jeex loolu aussi nañ ci wax Serigne Thialé yooyu bind leen ci nit ñi di ci wax Fatou Abdou ñi def ay débat c'est clair parce que yu bëri yoo xamante ne war nañ ko ci mën a wax mais comme que dañuy ubbi enquête dañuy xaar ba enquête bi pare ñu door au moins am ci yoo xamante ni ne ay kàddu yoo xamante ni dinañ ko jox ñi nga xamante ne ñooy askan wi ndax li am ñaaw na trop au niveau de crédit agricole à chaque fois c'est des scandales te yooyu vraiment war na jëx Sénégal quoi merci. c'est clair alors salut Joseph nuyu nañ la bu baax a baax. ginnaaw bi ñu sante yàlla sunu borom ñoo ngi nuyu xalif généraux yëpp yi ci biir réew mi di nuyu clergé wu église bi di nuyu tamit suñu kilifa yi ñuy seetaan un peu partout di nuyu waa Sénégal di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di ñaan lépp loo xamante ni si rek wax nañ ko fi mu doon dëgg te doon luy jur njariñ. jaajëfal nañu la Serigne Saliou bonsoir. bonsoir Fatou Abdou l'ami de Omar Faye. waaw ma tollale affaire Omar moom c'est mon ami tout comme Bara aussi vraiment c'est mon ami maa ngi koy nuyu di nuyu Cheikh Bara aussi di nuyu Ablaye Dione ak sama xarit chroniqueurs yi di nuyu aussi tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la Sen TV. waaw di jàllale benn message rek pour wax ne waa Seno waa Cité Comico Wakam vraiment sonn nañ parce que ñetti weer a ngi nii ils sont à court d'eau amuñ ndox amuñ dara et je crois que c'est des citoyens sénégalais au cœur de Dakar donc on ne doit pas les priver de ce liquide précieux donc loolu daal bëggoon naa waa Sen'Eau yi vraiment taxaw ci xam ne 3 mois ngi nii waa Cité Comico amuñ ndox te sonn nañ lool te malheureusement bu factures yi ñëwee on a l'impression qu'ils ont consommé de l'eau te loolu moo ci gën a métti bu fekkoon ne boo ñëwee ñu defal la 0 franc ñu mën wax mais soo ñëwee toutes les factures parce que moom factures antérieures yi ñoom ñooy yem loolu nag aussi ça demande quand même des explications mais en tout cas daal l'un dans l'autre il faut leur trouver vraiment rapidement de l'eau. Voilà. Alors l'homme de Pikine bonsoir. Cheikh Oumar. waaw loolu daf may neex boo ko waxee rek day sedd sama xol ndax guddi Pikine laay fanaane. maa ngi nuyu waa Pikine nuyu sama copain ba ci Pikine Ama Baldé am na Gris Bordeaux lamb ji si la bokk nag ma Ama sama xarit la te moom mooy teg fa jeexal. nuyu waa Pikine yëpp nuyu aussi waa Pikine basket club am naa fierté ci suma club parce que 3 matchs 3 victoires bii di ñëw ñu nag waa Tëngéej la ñoom Omar Faye dañ leen gagné incha allah lance waale appel ministère des sports parce que waxuñu ministère du football wala de la lutte ministère des sports la ñu wax que la pratique sportive soit démocratisée que sénégalais fépp fu mu mën a nekk mu mën a def pratique sport parce que nit ñi tey ñu ngi dem ci salle yi ñu ngi dem di daw ci plage yi mais bu ñu gënoon investir ci basket bi surtout que parfois ak nawet bi sax am na ay match yoo xam ni fédération bi daf koy te parce que les terrains ne sont pas praticables bu ma jógee foofu ma desal mi la kala bi yow mi bi parce que suma mbokk tukulóor yi dental ñeeñaangu dañuy valoriser la culture plurielle de Mestices ñu boole ma ci seeni ay ñu njabootu sëñ Baara à travers suma xarit suma soppee Serigne Aziz Abou Madiana borom Touba yëmbal nuyu waa Sénégal yëpp
jaajëfal nañ la bu baax a baax dañu koy door waxtaan wi ak l'hôpital Aristide Le Dantec situation bi nga xam ne am na fa tëju hôpital defaraat bu nekk dans le flou indi lu bari coow ci réew Sénégal bu ñu ko waxee bokk na ci collectif bi nga xam ne jàpp nañu ne am na lu ci leerul malade yi nga xam ne dès les premiers jours mel nañu ne ku jaxasoo ci li nga xam ne moom mooy tuxu bi Lamine Bara ñu bari jàpp ne dafa am précipitation ci li nga xamante ne moom mooy tuxul hôpital bi malade yi personnel bi également mel ne ku désemparé benn instant parce que xamatuñu woon fan la ñu jëm présentement situation fan la toll ak lan moo waral parax bi taxaw ne dañuy toxal peut-être hôpital bi defaraat ko pour indiwaat le personnel et les malades. jërëjëf Fatou Abdou maa ngi lay nuyuwaat di nuyu ñëpp yaakaar naa quand même baatu parax day xaw a ëpp parce que lu toll ne service bu toll noonu ak li fa nekk ci ab liggéey yaakaar naa ne mënuñu ko déplacer ci lu gaawee noonu wala baatu parax li am solo mooy jàpp naa ne ñëpp communiqué nañ ci depuis lu mat 15 jours a ngi nii ñu ciy wax démb ànd nañ ak madame le ministre de la santé ak ses collaborateurs yëpp ñu wër yeneen hôpital yi nga xam ne foofu la ñu war a yóbbu yenn maladies dem nañu Dalal Jàmm dem centre de santé bu Ngor ak fii ci Wakam hôpital militaire mujjee Abass Ndao li ko waral mooy madame le ministre dafa bëggoon a xool sur place démarrage installation matériel yi nga xam ne yenn yi jóge na Dantec li nga xam ne moom la ñu mën a leeral waxaat ci loolu rek mooy niñ ko waxee fu nekk bi ñu tàmbalee projet bi commission d'établissement ñoom ñoo njëkk a yëngatu porter projet bi pour que ñu defaraat hôpital Dantec parce que ñëpp xam nañ ne hôpital bi yàgg na màgget na am na ci yenn bâtiment yoo xam ne sax loolu service boobu ci état nga xam ne mooy saytu bâtiment yi muy protection civile yàgg na ci communiqué loolu ñu naan ci tubaab bâtiment menace en ruine loolu yëpp bi mu amee ci la nag président jël décision pour que ñu defaraat hôpital bi waaye defaraat bu bees mooy def plan ñu dalal ñi nga xam ne ñooy liggéey ci hôpital bi ak ki nga xam ne mooy entrepreneur bi ñu sélectionné ñu daal di tàmbali liggéey bi nag bi ñu ko tàmbalee tamit comme ni ñuy defaree yeneen hôpital yi modèle partenariat public privé la entre État du Sénégal ak des privés président tamit jox ndigal ministère des finances à travers organe boobu nga xam ne moom la ñu tuddee FONSIS nga xam ne mooy accompagner te FONSIS boobu moo accompagner gouvernement bi ci hôpitalu Touba moo ko accompagner tamit ci hôpital bi nga xam ne teg nañ xeer yu muy Tivaouane loolu la ñu def montage financier bi d'accord ak entrepreneur bi ci ay délai donc li ci desoon mooy tuxal hôpital Dantec pour que liggéey bi mën a tàmbali ñu profité waat ci occasion bi niñ koy waxee toujours masawu ñëpp ñi nga xam ne ay malade lañ yu nekkoon Dantec te ñu war leen a tuxal ak ñeneen ñoo xam ne Dantec lañ daan jëlee ji rendez-vous kenn waxul ne mettiwul masawu tamit liggéeykat yi ndax nga daan xëy di liggéey fenn tey nga war ko bàyyi demaat liggéey feneen mën naa am fa ngay liggéeywaat mooy gën a sori loolu yëpp dañ leen war a masawu waaw voilà. De vendre une partie pour tabax hôpital Aristide Le Dantec. non xam nga état moom président de la République dafa dem ci ay élections sénégalais yi fal ko moom la ñu jox pouvoir pour que mu décider doxal donc décision bi mënuñu ko discuter parce que l'autorité moo ko jël li am solo mooy li ñu bëgg mooy defar hôpital bu bees. À vous entendre le président jël rek dañu war tàccu nekk ay benn oui on doit dire rien. pas de benn oui mais dama la xamal ne la c'est une décision boo xam ne état moo ko jël pour def ko et yàpp naa ne wane nañ ko ci yu weesu parce que
ku del décision ba ñuy teg xeeru hôpitalu Touba bëri na ñu ne woon dañuy teg xeer waaye hôpital bi du mës a génn hôpitalu Touba pare na ña ngi fay faj ay doomu aadama def nañ bañ koy def ca Kaffrine am na ñu ne woon du yegg tey ñi ngi faj Kaffrine ñu def ko ca Sédhiou def ko ca Agnam def ko ca Kédougou hôpital Amath Dansokho. Est-ce la même chose ici dama ne question bi mooy est-ce que état dafa obligé pour jaay benn pàcc pour tabax beneen pàcc c'est différent de ces hôpitaux yi nga cité yi nga xam ne y a pas eu de vente de terrain pour construire. dama ne ñi incarné état c'est d'abord le président de la République dépositaire de la confiance du peuple c'est aussi ñi nga xam ne ñoom lay jox ay instructions muy gouvernement bi mais aussi muy ay hauts fonctionnaires yi liggéey ci état nekk ministère des finances te jàpp naa ne ña fa nekk c'est des hauts fonctionnaires yoo xam ne xam nañu lan mooy intérêt état bu ñuy monter ab dossier kon jàpp naa ne ñooñu dañ leen a war a wóolu parce que nekkuñu fa parce que Macky Sall fonctionnaires qui ont fait des études et Sénégal wane bokk na ci réew yi wane modèle am ak expertise am en matière de PPP muy partenariat public privé parce que hôpital yi liggéey yi ñu defagun ci loolu lañ ko defee. def nañ ko également bi ñuy réhabiliter le building administratif ñëpp xam nañ ne building bi màggatoon na dañoo jël décision réhabiliter ko même bu ñu amee ay jafe-jafe après ak lakk ya fa am. mais la vérité mooy li wolof naan ku la jox ndekki jox la añ bu la diggee reer war nga ko gëm parce que biñ fiy toog. fekk nañ fi ñaari chantier hôpital yoo xam ne def nañ fukki at te yegguñu Fatick ak hôpital de la Paix de Ziguinchor non seulement eggale nañ hôpital yooyu ci ñaari at yi ñu toogee waaye liggéeyaat nañ ci ñaari at yi passé juróomi hôpital kon bu ñu waxee waa Sénégal bu leen Macky Sall ne danaa leen liggéeyal hôpital bu bees jàpp naa ne war nañu ko gëm te li ci des nag mooy masawaat af liggéeykat yi jël nañ tamit disposition yépp responsable délégué syndical ak nii toog nañu y a de cela 5 jours au cabinet ak madame le ministre mu dalal seen xel président it bi mu jëlee décision bi dafa jox instruction gouvernement bi ne ko je veux que ngeen conserver la masse salariale de l'hôpital intégralement maanaam hôpital bi ña fa doon liggéey ñëpp lañ leen doon fay par weer ak ñi nga xam ne ay fonctionnaires de l'État la ñooñu budget état lañ leen waaye prestataires yi contractuels yi aucun emploi ne sera menacé. mieux encore engagement yi hôpital bi amoon ak ay prestataires privés loolu yëpp également c'est conservé et que ñëpp danañ leen fay correctement. alors c'est loolu leer na alors monsieur Dione bu ñu déggee Lamine Bara toutes les procédures yi nga xam ne moom moo war a lëmb njaayum terrain boobu dafa mel ne moom nee na respecté nañu ko benn li mu ci teg moom mooy dégg nañu ko lépp loo xam ne moom ngeen doon jàmbat ci personnel bi ñu war a dem gis nañu kayit wi nga xam ne génn na wane ne personnel bi tàmbal nañ leen yóbbu malades yi également le ministre de la santé rassure que les malades sont pris en charge ci démb visite bi nga xam ne amal na ko lan moo waral coow li ba tax na ngeen ne da ngeen di wàcc ci mbedd mi suba. encore une fois ñu ngi nuyu téléspectateurs yëpp di rafetlu sa question je pense que coow li ko waral lenn la rek ñàkk concertation ay nit bu ñu ànd di liggéey dañoo war di waxtaan di yëgoo manque communication boobu moo indi lii lépp. loolu rek moo ko indi comme ni nga ko waxee président dafa jékki-jékki ne day jaay 3 hectares yi tabax ci yeneen 3 hectares yi mooy li ma la wax rek foofu amul concertation c'est le président qui décide moo décidé. te pourtant acteurs yëpp mënoon nañu toog mu waxtaan ak ñun mais le président moo jël décision ba mais loolu mooy indi coow li d'autant plus que moom wax na ko président tabax na fi ay hôpital yu bari te jaayul suuf pourquoi ñu ñëw ba Dantec bëgg a jaay suuf Dantec loolu mooy débat bi pourquoi ils ont choisi Dantec lu tax Dantec rek suuf tabax na moom ilam wax na ko Serigne Bara sama Serigne la nee na président tabax na hôpitaux yi mu tabax yëpp lim na ko te yooyu mu tabax yëpp jaayul suuf Dantec rek la ñëw ne day jaay suuf donc lu tax ñu choisir Dantec rek comme bëgg a jaay suufam par rapport au personnel bi dégg naa ko muy wax ci personnel bi. ñun ñu ngi woon keroog ministère. mais ministre bi li mu ñu wax lu leer la joxuñu benn garantie ministre bi joxuñu benn garantie. mais kayit yi ngeen doon laaj. jox nañ leen ko notifié luñ leen ne da ngeen di dem ci bërëb bi dalal jàmm Wakam. Abass Ndao wala feneen. joxuñu ñu benn on n'a pas reçu de notification jusqu'à présent. moment bii may wax ak yow le sort du personnel n'est pas réglé. te amuñu benn garantie parce que madame la ministre bi ñu toogee moom lu leer la ñu wax ay promesses la ñu wax ñu ne ko ñun nous voulons des garanties luy wane ne le sort du personnel bi kenn du leen léser
mu ne moom mënul jël garantie day dem ci si ministre du budget mu xool donc xam nga loolu mooy amateurisme weesul loolu parce que defe naa ne hôpital boo koy reconstruire hôpital bu mel ne Aristide Le Dantec nga xam ne symbole la référence la école la sëñ Bara du ma bàyyi ma fen 63 professeurs 48 maîtres assistants 3000 apprenants 250 médecins hôpital bu mel noonu boo koy tuxal da ngay toog nga waxtaan ak acteurs yi tous les acteurs nga toog nga waxtaan ak ñoom mais moment bii may waxe yow le sort du personnel n'est pas encore réglé te moo waroon jiitu reconstruction moo ko waroon jiitu waaw moo waroon jiitu reconstruction moment bii may waxe yow le sort du personnel n'est pas réglé par rapport aux malades mais malades yi ni ñu leen def dafa ñaaw malades yi dañ leen doon jël di leen génne di leen sànni te wéruñu xam nga wax ji nañ ko wax malades yi wéruñu ñu leen di génne pourquoi cette précipitation lu ñu yàkkamti lan la ñuy yàkkamti man loolu mooy sama problème lan la ñuy yàkkamti pourquoi court rek on veut sortir les malades te wéruñu comprendre wéruñu ah mais loolu du dëgg du yoon loolu dañ koy naqarlu képp kuy sénégalais da nga koy naqarlu parce que loolu dafa rafetul ñun malades yi rek la ñu am bu ñu demee ba toog foofu c'est grâce aux malades ñun malades yee ñuy fay donc du ñu nangu kenn di leen piétiner di leen léser parce que lan on veut reconstruire ñun nous sommes pour la reconstruction ñun août 2021 ñun ñoo njëkk a def conférence de presse ne hôpital dañ ko war a tabaxaat donc nous sommes pour la reconstruction mais reconstruction bi nañ toog ñu waxtaane ko. mais yéen également coow li lu ci ëpp ci li ngeen di coow. c'est sur la vente quand même des 3 hectares. vente non ñun terrain bi bëri na ci lu ngeen di coow ci terrain bi ñun ci lépp la ñuy coow. coow ci ki nga xam ne moom moo ko waroon a gagné muy Malick Mbow entre autres. comme si pour défendre également vos propres intérêts. propres intérêts c'est-à-dire j'ai pas bien compris maanaam. li ma la wax kay leer na John. waaw maanaam li ñu leen di dégg ci li ngeen di wax lu ci ëpp moom mooy mbirum terrain bi. mbirum suuf si ngeen di faral di gën a wax que malade yi nga fi tudd tey. non bokk na ci jàmbat yi nga xam ne dañu koy dégg suuf xam nga madame wax naa la ko léegi nee naa la jaay boobu du loolu suuf si moom du dëgg du yoon suufu hôpital moom kenn waru ko jaay xel sax moo ko nanguwul. xel moo nanguwul ngay ñëw hôpital di jaay suufam war limal naa la hôpital Aristide taarix la école la kooku boo yokkul suufam bàyyi ko suufam 6 hectares yi sax doyul 6 hectares yooyu doyul santé day évoluer moom Bara du ma bàyyi ma wax lu ma ne ñëpp gis nañ fi Covid bi donc réserve boobu tôt ou tard dañ koy soxla xanaa loolu mooy manque de vision nag xanaa loolu mooy état bi amul vision ci santé il faut voir loin da ngay àdduna boo ci nekk da ngay ambitieux il faut voir loin Bara am na fi may waxee la santé évolue day dox moo tax ñu koy naqarlu par rapport ak maladie li ñu leen def moo rafetul li ñu leen def dafa rafetul dañ leen doon génne loolu kenn weddiwu ko madame la ministre weddiwu ko kenn weddiwu ko c'est les faits moo am waaw moo am loolu moo am dañ leen doon génne te wéruñu man yàkkamti boobu laa mënul comprendre. alors par rapport au personnel moment bi may waxee yow seen sort kenn réglé wu ko. alors Serigne Bara situation bi hôpital Aristide Le Dantec ñu bari jàpp ne dafa lëndëm ci Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi suivre actualité boobu tantôt ñu dégg ministère de la santé taxaw joxe ne ñoom procédure bi jaar na yoon dañu ko war a tuxal parce que li tax moom mooy defaraat ko faaw ñu jaay benn pàcc ngir mën ko defaraat ñoom ñu jàpp ne loolu yëpp précipitation la ak njuuj njaaj bu ñu nar ci mbir yi moom moo tax boo ko gisee ni situation bi mel nag nga koy jàngatee. waaw situation bi ni mu demee maanaam ci plateau bi rek boo ko xoolee kii mi ngi jógee ministre de la santé di ànd ak ñi nga xam ne ñooy pouvoir bi ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a tuxal ñoo bëgg a jaay. kii mi ngi jóge ci hôpital bi ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a tuxal boo dégloo seen ñaari kàddu yi rek xam ne li ñuy wax consensus maanaam waxtaan ba déggoo ak pare amu ci ñun nag man mii nag. bokkuma ci ministère bi bokkuma ci hôpital bi mais maa ngi ci sénégalais yi nga xam ne ñun dañoo waroon na ñëw faju si donc kon toxal gi ñun itam dañ ciy am suñu gis-gis ak ay laaj yu baree bari yoo xamante ne dañ ko war a laaj bi ci jëkk mooy danga may ma am lu ma sànni ci nee nga kii da ngeen a parax-paraxee yëf yi mu ne baatu parax-parax dafa ëpp te man ma gis ci 5 mois yi weesu buntu la daan teg ñu defaraat ko réfectionné waat ko defaraat ko te loolu matul 5 mois xanaa kon 5 mois yi ñu weesu xamuñu woon ne fii juróomi weer hôpital bi dañ koy toj kon loolu ñu doon defaraat ban sens la am 2 mois yi ci yu weesu professeur boobu di Thiandoum docteur Babacar Thiandoum
am na benn marché boo xam ne bi ñu ko signé ak bi mu ko joxee ak entreprise bi mu ko doon defal matul 2 mois wala ci lay toll moo waroon a defar maternité mère enfance mooy boo amee doom ba pare fi ngay nekk ak dermatologie ak urologue moom def na loolu ab marché boo xam ne 2 mois weesu. hôpital bu ñu war a toj fii 2 mois DG wu hôpital bi. di signé ay marché pour réfectionner waat biir hôpital bi kon kooku déjà marché boo xam ne duñ ko exécuté ñaar yooyu rek moo mën a nekk. kon parax gi moom lu am la te lu wér la. bi ci jëkk mooy dañuy njëkk a ñëw ci jëmmi tuxal gi ci boppam. boo demee ca France am na hôpital boo xam ne hôpitalu Lille la hôpital bu rëy la yaakaar naa professeur Bamba Kane mi daan na fa liggéeyee Bamba Kane ministre conseiller bu APR 2004 lañ décrété ne dañuy tuxal hôpital bi ba 2008 chaque année day am service yu ñuy déplacé mu dem chaque année ba nga xam ne bi délai bi di agsi 2008 fekk na daanaka hôpital bi dara nekkatu fa mais hôpital bi loolu moo gën a ndaw mooy malade bi ñu jël sànni ko ci bitti kooku garawul mën naa dem ci beneen hôpital moo faju mais malade boo gis muy faju dafa am lu ñuy wax dossier médical malade bi nga xam ne tey dossier médical am mi ngi la daan teg par exemple tey ni ma ko mën a misaale mooy prisonnier boo gis am na dossier bu ko bàyyi ci prison bi boo xam ne dañ naan lii la def lii mooy PV bi lii lañ ko àtte lii la wax lii la d'accord lii mooy penam wala lii maanaam dinañ wax dina am dossier mais dossier médical yooyu ci ñaari weer naka nga ko mën a lijjantee ba malade bu nekk mën a toppaat dossier am te dara du ci sikk léegi kii faj ay bëtam kii faj xolam kii faj lépp nga jël dossier am réeral mu dem kooku déjà rey nga ko kooku nekkul ci biir hôpital bi mais yaa ko rey parce que xamatul dara ci boppam loolu benn la ñaareel bi ci des mooy chef de service yi nga jël nga ne da nga leen di yóbbu Touba muy ñuy def affaire cancer ñii dama leen di yóbbu dalal jàmm mais ñooñu dañuy fekk ay chef de service comme ñoom te ñi ngay jëlee fii en général ñoom ñooy gën a aay ñi ñuy fekki su ñu demee problème boobu est-ce que mën ngeen ko régler wala est-ce que régler ngeen ko muy problème mu chef de service yi rek déjà yéen loolu ngandum maami problème la. mais ki dem fekk ji pour une période bien déterminée. waaw bu demee dafay ñamu fekk ji ci ñooñu la war a topp. mais bu fekkee moo leen raw nag. dañuy lëkkaloo rek loolu xam nga lëkkaloo la war a doon Serigne Bara. nga yóbbu ko Touba ko xam ne moo ko garaate moom amul woon maxaama liggéeyee la daan teg hôpital la daan teg tey nga jël ko yóbbu ko Touba mu war a dem topp ci ginnaaw ko nga xam ne yow yaa ko raw loolu problème la boo xamante ne ñoom mun loolu rek déjà dafay waroon a jël ay séminaire ay réunion waxtaan yu bari pour ñu mën ko teg ba nga xam ne du indi benn gaañ-gaañ te loolu ñoom ñii ñoo la gën a xam ne foofu la problème yi gën a nekk li ci des mooy ku ne xam na ne médecin yi nga xam ne dañoo am généralisme nga xam ne dañoo war a def li ñuy wax spécialiste ñu war a dem université def spécialiste ñooñu fan nga leen di defal léegi ñi dem def ay stage doo leen yóbbu principal parce que foofu hôpitalu patron la nit du fay 300 000 ñuy jël kuy jàng di ko jox hôpital du peuple moo nekkoon hôpitalu La Dantec képp koo gis Ndakaaru mu ne la principal laa juddoo ne ko sa baay patron la mi ngi ci état bi baa mi ngi ci armée bi wala am na xaalis bu bari ku juddoo La Dantec nee ko yow sa papa ouvrier la businessman la commerçant la maçon la yooyu noonu ñoom ñoo doon dajaloo foofu ñu jël ñi nga xam ne dañuy def stage di leen dugalaale ñuy jàng di nga gis foofu ay espagnol di nga gis foofu ay ñëpp ñuy ñëw foofu di jàng donc léegi fi ñu doon formé woo toj nga ko il y a 10 ans médecins yi war a spécialisé wu war a def ay stage fan la ñuy dem ci réew mii tey loolu rek day taxaw déjà corps boobu rek dafa waroon ñi taxaw ci bañ a àndale hôpital bi ci des mooy jëmmi toj hôpital bi ak jaay suuf si dafa teguwul ci benn norme teguwul ci yoon man gis naa Abdou Latif Coulibaly muy nekk naan ay loi ak lu ma xamul gis nga hôpital décret président moo ko war a def parce que lenn balaa maa ñëw ci hôpital bi rek professeur ya nekkoon foofu di jàng kii wax na léegi dafa liggéey wax na nombre bi mat nañ 63 ñooñu ministre de la santé amul maqaama maanaam amul garaatu déplacé leen maanaam xemes mënul fekk professeur El Hadj Niang mu ne ko jël naa la nga yóbbu la dalal jàmm kooku mënu ko kenn mënul déplacer professeur du ku dul président de la république décret rek 60 professeurs yooyu kan moo leen déplacer bañ naan dañ leen yóbbu dalal jàmm dañ leen di yóbbu fii professeur El Hadj Niang mii ma tudd 2009 bi Modou Diagne Fada di nekk ministre de la santé
daf ko déplacé woon ne ko da ngay dem dalal jàmm El Hadj Niang bañ ñi dem ci yoon dem ba cassation El Hadj Niang moo gagné parce que dañ ko ne yow ministre de la santé amoo maqaamawu déplacé benn professeur léegi 60 nangam professeur yooyu nekkoon la daan teg xanaa doo ma ne ministre bi moo leen déplacé ah léegi Sénégal ñun nan lañ mën a nangoo bu ñu bëggee defar stade bu ñuy fubale defar ko suñu bëggee defar arène bu ñuy bëree defar ko bu ñu bëggee def arène bu ñuy basketté defar ko bu ñu bëggee defar feccukaay defar suñu egsee ci médecine ñu ne non dañuy jaay xaaj def xaaj dañuy jaay lii loolu moo nekkul dëgg moo nekkul yoon bi ci des mooy lan moo tax ñi koy ñu ne léegi mënuñu tabax ba pare nee ngeen da ngeen di tabax parce que tabax ngeen hôpitalu Touba mais d'accord da ngeen a fekk ndànn fooy ngeen tabax kooku amul problème mais da ngeen a fekk fu ay nit di soxla tay nga xam ne suba ñaata nit ñoo waroon a dem la daan teg nga ne léegi yéen du ngeen fi dugg parce que te loolu problème mu santé la léegi man nan lay nangoo yow. njaay mi da nga jàpp ne njaay mi li ñu ci wax da nga ko gëmul wala dafa am lu nekk ci ginnaaw. njaay mi dinaa ci ñëw gis nga ñoom dañoo war bu fekkoon dañuy tabax hôpital rek lañ bëgg a def te daray njublang nekku ci dinañ tabax hôpital ci biir la daan teg te dara du yëngu buñ paree doo ko toj liñ bëgg a toj parce que nee nañ ñoom seen lay yëpp mooy hôpital bi dafa màggat. hôpital principal mais nee nañu également plan bi ñu yor. plan la boo xamante ne mënuñoo tabax pàcc par pàcc. lu ñu mën mooy tabaxandoo lépp benn yoon. comme ni ñu ko waxee nañ dem jël kon entrepreneur bi tabax hôpitalu 67 milliards ci biir principal te dara yëngatuwul yow yëgoo ko sax boo demee. biir principal tabax nañ fa hôpital bu mucc ayib 67 milliards lañ ci def te dara yëngatuwul déranger wuñ malade. coow amul dara amul dañ ko tabax parce que la daan teg moo ëpp téeméeri junni yoon moo ëpp mën na juróomi yoon ci suuf la daan principal nan lañ ko mën a defee biir principal te mënuñu ko def biir daan teg loolu ay waxu tappale la bi ci des mooy bërki démb biir fan gi professeur Seydi laboratoire am boobu ñu ko tabaxal fan lañ ko tabax dangaa gis ñu toj dara wala ñu ne maladie wala dara xanaa tey bi ñu bëggee jaay suuf lañ ne léegi non fii dañuy déranger malade malade booy ragal a déranger ci kaw lalam di ko buddi di ko sànni ci mbedd mi kooku déranger malade taxu la am nga leneen loo bëgg te aussi dama lay wax benn affaire bu ndaw gis nga suuf soosu waruñu ko jaay loi Sénégal dafa tere ñu jaay ko parce que domaine national la te ñoom dañoo war a bay Sandaga marché Kermel la daan teg gis nga yooyu suñu patrimoine la dafa bokk ci suñu archive soo demee tey fu mel ne France wala nga dem fu mel ne Allemagne wala nga dem ci yenn pays dafa am yoo xam ne mën nga ñëw réfectionné ko tey ku mel ne palais Louis XVI bi kenn ñemewul dem ne da koy toj wala nga dañ ciy def dara parce que loolu France moo ko moomatuñu ko principal la daan teg dafa am loo nga xam ne dafa am yoo xam ne dafa am lu mu dund ci suñu dund gi parce que def na 110 ans moo mag sax suñu indépendance donc yooyu toj ko dafa nekk maanaam dafa waroon a nekk dernier xalaat lu ñu mujjee xalaat moo waroon a nekk loolu ñu toj ko loolu dafa bokk ci archive am nañ kilifa yu mag tey bu ñu demee la daan teg dañ koy xool ñu ne man de fii laa juddoo donc mi ngi mel ne nga dem indi plan bu gën a rafet jumaay Touba nga ne dama koy toj damay tabaxaat bii jumaa ji loolu du noonu parce que dafa am lu ñu dondee ci depuis Serigne Modou Moustapha muy ñëw nii lañ ko bëggee da nga koy defar muy méngoog ni ñu ko bëggee mais du nekk ne rafetaay bi loolu lañ ci jublu comprendre nga li ma bëgg wax bu baax loolu damay gis Sandaga ñu toj maanaam ñun yi ñoo amoon nga xam ne depuis avant indépendance la dëkk boo dem ñu ngi koy di ko téye parce que dafa bokk ci seen ëllëg ñoom ñi dañuy jël rek di toj Aline Ndoye barki dem gis nga ko ñëw na Sandaga toj naan lu rafet lay def loolu du noonu il faut ñoom ñu bàyyi loolu ba pare waaw Aïcha waaw bu dee temps bi rek damay bañ a waaw Aïcha nga yeggalee foofu waaw Aïcha nga yeggalee foofu Aïcha nga yeggalee foofu Aïcha nga yeggalee foofu man xam nga organisé wu ma émission bi dañ may bax rek Aïcha nga yeggalee foofu Lamine Serigne Bara nga yeggalee foofu Serigne Bara naqari mooy mbirum faju da ngay xam ne fac médecine moo mag université Cheikh Anta Diop médecine fac médecine bi ñu am ñun moo mag indépendance su Sénégal Afrique de l'Ouest Sénégal moo ci njëkk a am fac médecine ñoo ci njëkk a jàngale faj tubaab yi bi ñëwee fii balaa ñoo def dara dañoo def fu ñuy jànge faj def fu ñuy fajoo def principal pour patron yi def kii bi pour def la daan teg pour baadoole yi ñi nga xam ne amuñu salaire amuñu yenn yi dañuy taqale ñu ñëw di fajoo foofu. alors donc boo ko laalee kon. laal nga alalu baadoole yi yëpp. alors te nag lii ñu def nii duñ ko def principal mukk la daan teg rek
parce que peuple bi ñoo ciy faju mais fi nga xam ne hôpital presque privé la armée bee ko moom lu norme rek lu tegu ci këyit mais lii ay affaire amateurisme lañ koy wax xaw ma amateurisme bu jëmee ci askan wi bu ñu nee lii waa Caaroy ak waa Géejawaay ko bokk rek ñu ne fàddal mu daanu alors